di critiquer defe naa loolu weesu nañ ko lu ñu war a yóotu mooy tey képp ku wax foo jógee looy foo loo fa daj wala loo fa xam wala loo nekkee nga mën a wax lan mooy sa mbébét pour ëllëg Kër Massar loolu mooy vision constructive maanaam yéene tabax ndax ci wolof Njaay dafa ne ci dëkk bi laa dëkk yomb na waaye jëriñ dëkk bi loolu am ëpp ci njëriñ yaa xam élément nga yaa xam délégué de quartier nga yaa xam ouvrier nga yaa xam apprenti nga yaa xam élève nga yaa xam professeur nga waaye boo fi yeewoo dañu ne li nga njëkk war a xalaat mooy nan laa mën a def lii président de la république tàllal comme yoon nan laa mën a fexe man jëf bi may jëf bis bu ne mu mën a méngoo yoon woowee pour yëngati Kër Massar pour soppi Kër Massar loolu mooy kàddu yu ndaw li ma bëgg a sànni xamal leen xëy na tey dajal waaye ëllëg dina am ay kuréel yu jógee ci madame la ministre ak mbootaay bu mu àndal donc seet si leen si c'est ay gox. askan bi mooy seen employeur askan bi mooy seen employeur askan bi mooy seen employeur kon tey bu fekkoon département yëpp muy Thiès muy Dakar def nañu nii askan bi dañu gën a xam ni pénc mi ñaar rek moo fi am ñaar moo fi am imam dañuy pencoo dëkk bi ànd pencoo gox bi ànd pencoo réew mi ñëpp gis ci seen bopp wala ñu bàyyi ñenn ñu paacoo réew mi ñaar yooyu rek moo fi nekk soit dañuy ànd pencoo réew mi wala ñu bàyyi ñu paacoo réew mi kon dañuy féliciter madame le ministre ci démarche bi nga xam ni moom la adopté wax naa ko foo xamante ni nekk fa ndax wax naa ni ñun yàlla defal nañu dara feesul suñu bët xëy na du prétention waaye amul lenn lu fees suñu bët ndax man mën naa leen suuf mën naa dundee suuf sama dëgg rek laay wax mais naw naa ko ci démarche ndax xam naa ay nit yu muy liggéeyal maanaam démarche bi nga xam ni moom la gis ni moom lay doxalee mooy bu ma sekkee ak nit au lieu ma koy maanaam def koo xamante ni dama koy dimbali bu subaa mu ñëwaat soxla ma waaye daf lay jàngal napp ba nga xam ni bu subaa doo ko donc loolu lu am solo la démb rek wax naa ko ay mbokk bi ñu toogee ma ni leen kii c'est un bon élément de Macky Sall. Moi je suis pas de Macky, je suis d'aucune chapelle politique et je ne suis même pas Macky, mais c'est un bon élément de Macky. En tout cas bu fekkoon Macky ñi mu am ci ministre ak ñi nga xam ni ñooy ay ndawam yëpp mel nañ ni moom yaakaar naa image am dina gën a baax ci Sénégal li may jeexale ngir bañ a monopoliser parole mooy benn mbir maanaam ñun Sénégal ñun ñëpp war nañu toog ñu xalaat ñu jàngat ñu xool ëllëg ñu xool suñuy njaboot yi nga xam ni ñu ngi ñëw ëllëg ñu xool leen ñu xalaat ban koom-koom lañ leen fi war a bàyyi ndax jéego yi nga xam ni ñu ngi koy dox tey ndax méngoo na ak gis-gis boobu ban société
ban société lañ fiy bàyyi Sénégalu ëllëg. dafa am lu ma wax sama ay étudiants barki dem man je suis doctorant en sociologie mais je suis en même temps enseignant à l'université supérieure du Sénégal. ma ni leen fii ci kanam tuuti il y aura ce qu'on appelle la revanche des masses populaires te loolu c'est inéluctable moo tax élite bi war na ci bàyyi xel ñaar rek moo mën a am soit élite bi def ni mu def woo askan bi ci li mu moom ñu waxtaane ko doxal mbir yi mu jaar yoon wala askan bi dina xëy suba fokkat ko. ministre dajale nit ñi pour ñu waxtaan ndaxte démb rek madame la ministre fu ubbi waxtaan wu yaatu tuddee ko le nouveau Kër Massar maanaam Kër Massar bu bees bi Kër Massar bu bees boobu borom xam-xam yi def nañ saytu bi lu jënti nañ mboot yëpp ba teg ko bind nañ ko jox nañ ko mu méngoog li nga xam ne moom la gisoon ci li mu wax démb. kon yow boo nee ban Kër Massar la ñuy bàyyi suñuy doom day fekk mu nekk continuité Kër Massar bu bees bi ñu tëgg fexe méngale ko mu doon Kër Massar bi nga xam ne dafa war a nekk Kër Massar bi ñuy bàyyi suñu njaboot. nga wax ni madame la ministre nekk na un modèle te naw nga ko lool ndaxte yow sa wax tuutiwul ndaxte borom xam-xam nga ci daara ju kawe ji te nee nga kenn soxalu la suukar te yàlla rek nga wóolu gëm nga sa bopp. kon boo demee ba indi sa naweel ak sa cofeel ci madame la ministre ci ay doxaleen xëy na dafa méngoo comme ni nga ko waxee xam-xam bi nga xam ne sociologie tëral na ko ngir ñu war cee doxal communauté. mu nekk loo xam ne lu am solo la kon sëñ bi bay bi ngi lay jaajëfal ci say kàddu ak sa xam-xam bu sell di wax ni ñu ngi lay invité aussi de rejoindre pour que ensemble on crée le nouveau Kër Massar le Kër Massar de demain. Je vous remercie. asalaamaaleykum mbooloo mi waaw mi ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp ci wuy si dañuy yëkkati ay kàddu yu tuuti di waxtaane li nga xamante ni dañooy mottali waxtaan bi ndax boo xoolee kilifa yi nga xamante ni jiitu nañ ba di ay saytukat di ay professeur d'université yoo xamante ni ñu ngi analyser société di démb ñu nekk ci benn jataay boo xamante ni dañ ko diagnostiqué li nga xamante ni mooy jafe-jafe yi nga xamante ni askan wi nekk nañ ko bu ñu ko defee ba dajale jafe-jafe yépp nag dafay baax ñun nag ki nga xamante ni ñun moom lañ àndal di liggéey te jafe-jafe yooyu ñu gis ci moom it mu liggéey ci lu ci kenn musta liggéey ñu ni ci liggéey bi la bokk ñu fësal li nga xamante ni moom jot na ko fee wane ci liggéey ci pàcc boobu ñu ni président de la république son excellence monsieur le président Macky Sall dañuy waxtaanee ci social boobu nga xamante ni moom la nga xamee madame la ministre Aminata Assome Diatta dañuy jël benn thème boo xamante ni moom président dañuy waxtaanee li nga xamante ni moom mooy les réalisations sociales du président de la république son excellence le président Macky Sall ndax président moom social bi ñuy waxtaanee te sociologue bi léegi indi ko dafa bokk ak gis-gisam def ko en jàppo dañ ko def en jàppo comme ça nit ñi mën a suivre li ñuy waxtaanee ci PowerPoint bi ndax lii aussi lu ci am solo ndax mënuñu bu ñuy wax jafe-jafe askan bi baax na aussi ki nga xamante ni moom lañ dénk suñu réew moom it nga xamante ni jafe-jafe askan yi moom moo tax moom it mu taxaw ñu wax moom li nga xamante ni moom la ci jëf président nag bu ñu bëggee waxtaanee ay réalisation sociale mën a cee dugg ci bilan bi te xooluñu président moom lan mooy gis-gis ci fàttali président mu ngi ñëw au pouvoir en 2012 dafa amoon benn contrat boo xamante ni moo ko lié woon ak Sénégalais mu am benn programme de gouvernance boobu président tëgg ko ci ñetti fan ñu tuddee ko yoonu yokkute dama bëgg ñu teg suñu loxo ci lii nii ndax après danañ ci dellu si waat ndax Serigne Fallou Mbacké suñu sang ba waxoon ni
boo bëggee jàpp nit xoolal ndax waxi démbam méngoo na ak jëfi tey moo tax ñu nit ñu bëgg a fàttali président la mu waxante woon ak Sénégal yi ak tey jii li nga xamante ni fi lañ jëm si ñu ni président bi muy tàmbalee di dagaan baatu askan wi c'était en 2012 programme de gouvernance bi mu taxawaloon moo ni moom mooy li ñuy tuddee programme yoonu yoon Sénégal président de la République nii man Sénégalais yi gouvernement bi ma leen di laaj bu ngeen ma falee ñettay doon sama priorité ñetti ñoo ma tax benn bi ci njëkk moo ni mooy ndaw mi président moo ko waxoon ne yoonu yokkute ndaw mi moo ma tax a jóg ñaareel moo ma tax a jóg mooy jigéen ñi ñoo ma tax a jóg ñetteel yi ma tax a jóg moom mooy monde rural te loolu dinañ ci jël moom mooy li nga xamante ni ñoo dëkk ci dëkku kër kaw bi bañ ko defee président waa askan wi d'accord ak moom ci liggéey boobu mu def ñun ñoo fay nekk di jàngal xale yi dawal oto di jàngal xale yi métier ñoo ngi nuyu suñu doyen di toog grand biquet moo ngi di toog suñu doyen la mooy représentant des camions septiques ci garage bi ñoo ngi suñu rakk Ibrahima moo représenté xale yi foofu ci jàng métier di féliciter madame la ministre di wax Kër Massar lii sens la ci ñoom parce que am madame la ministre boo xam ne chaque mercredi day toog président Macky Sall moom mu nangu bañ a dëkk Dakar mu dëkk fii ci dëkk bi te su ko neexoon dem dëkk biir Dakar kon loolu seen sens la ñun nag Pikine amuñu sens boobu kon que département Pikine département Kër Massar bu amee sens bu mel ni lii yéen ñëpp ci war a occasion jël intérêt yi teg ko na la def ak face madame la ministre ne ko lii mooy suñu jafe-jafe lii la fi président Macky Sall def foog ñu nangu ko nag parce que président Macky Sall li mu def Kër Massar benn état mësu ko def Kër Massar kon suñu jëlee doomu Kër Massar def ko ministre jël doomu Kër Massar def ko fi député jël ay nomination yu bëri président Macky Sall jox ko waa Kër Massar kon président Macky Sall delloo la njukkalu ak Kër Massar léegi ñun nag suñu teewaay fii tey dañoo ñëwoon pour xam ne madame la ministre ñoo nekk ci gaaru ceeru Kër Massar bi ñun ak Doro Xuma ñoo nekk ñun ñooy mécanicien yi Doro moo yor garage bi nga xam ne yow booy def Dakar ci ngay dugg dem Dakar ñëw moom loolu la géré ànd nañ ak président wu seconde foofu Mame Saliou Fall ànd ak Vieba ànd ak Malick ànd ak Djibi ànd ak Pape Thiaw ànd loolu délégation boo xam ne dañoo jël ci sud bi jël ci nord bi di la seede ne nit ñoo ngi fi jàngal ndaw yu métier moo ñu ñor man nii bu ma amuloon métier kenn du xam lan laay doon te maa ngi sama 4x4 boo xam ne te nit ñi ñëpp ay particuliers la yor suñuy jabar yor suñuy doom Kër Massar lañ amee soxla na fii lañ dëkk ñoo ngi leen di tàllal loxo soxla nañ hygiène. Niang Penda Ba di représenter directrice fonds de financement formation professionnelle et technique ñu koy tuddee 3FPT. Bonjour tout le monde, madame la ministre di leen remercier ci invitation bi. Donc 3FPT dafa nekk benn mécanisme de financement boo xam ni monsieur le président de la République moo ko fi teg te liggéeyam tey mooy jàppale jigéen ñi ak ndaw ñi. Nan lañ leen di jàppale ci formation professionnelle et technique donc ñi ngi am ay guichet ñu ngi tuddee guichet ndax on nous représente comme une banque li ñuy def mooy financer xale yi ñu ngi leen di financer ci ay certificats de spécialité li ñuy wax des formations qualifiantes diplômantes yuy permettre tey jii ki nga xamante ni niveau CM2 la yem sax wala jotul jàng bu sore ñu tàggat ko ba mu am ay diplôme ba mën a insérer wu ci monde du travail que ce soit xale bi nga xamante ni mos na dugg école wala ki nga xam ne jot na commencé sax 3FPT da koy jël en charge te financement formation yooyu noonu pratiquement c'est à 90%. nguur gi mooy jël en charge 90% formation boobu noonu donc xale bi li muy jël rek mooy 10%. bu ñu weesoo loolu ñi ngi jël en charge aussi les couches vulnérables tey jii ak le président de la République 3FPT mettre na en place surtout directrice générale di madame Abissé
des financements yi nga xamante ni c'est des jeunes yi nekk ci daara yi. jërëjëf madame kon ku jàng ak ku jàngul yëpp mën na ñëw si yéen ku am métier ku amul métier yëpp loolu aussi bëgg naa mu leeral ko parce que am na ñoo xam ne ni ñuy juddoo ba ni ñu màggee suñu def benn formation bi ay jigéen wala ay góor ñooñu ban taxawaay ngeen am si ñoom. waaw mooy comme ni ma doon wax sànq rek que nga jàng ak nga ñàkk jàng yëpp AFPD da lay jël en charge. am nañu programme boo xamante ni c'est pour les couches vulnérables en général ñi nga xamante ni jotuñu sore ci école wala jotuñoo mës a dugg école ñooñu dañ leen di jël en charge et c'est des formations qualifiantes diplômantes ñu leen di jox yoo xam ne c'est des certificats de spécialité yu état bi reconnaître et c'est des formations yoo xamante ne 3 mois ba 6 mois la day may xale bi tey jii bis bu jàngee ba plomberie wala menuiserie mu nekk qualification ci moom mu mën a insérer wu monde du travail nga taxaw ci yenn entreprise yi pour mën a demander liggéey. jërëjëf soxna si dañ lay ñaan tuuti rek nga taxaw ngeen ñu madame Safi madame Sarr CC ministre kon daal bu ñu dégloo mooy képp koo xam ne amoo métier yow la neex ndaxte nguur gi ubbi na benn bànqaas boo xam ne day dimbale nit ñi nga xam ne foog naa 10% rek ngay fay téeméer bu nekk benn ngay fay pour les jeunes bu dee femmes yi moom 100% gratuit la donc ma foog ne loolu am solo la te jàpp naa ni waa Kër Massar nañ ci jàpp bu baax a baax a baax kon ma jox kàddu gi Safi mu gunge la ci li nga xam ne madame la ministre koy liggéey. auzubillahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim Mbaye ñoo ngi lay jërëjëfal di nuyu assistance bi yëpp am rek quelques témoignages yoo xamante ni dañ koy def ci 3FPT ndax ci jàppandal ak ndimbalu madame le ministre inscrire nañ fa 50 groupements yoo xamante ni seen dossier xam naa ni ça ne va plus tarder pour ñu mën a commencer cette formation. ci côté jeunesse bi aussi inscrire nañ fa 250 jeunes yoo xamante ni en partenariat avec l'ISI ñoom am nañ ci sax ñoo xam ne commencé nañ cette formation loolu rek lañ ci doon dolli di wax ni 3FPT wax dëgg yàlla gis nañ ni dugal nañu seen loxo bu baax a baax a baax ci formation yi ci côté jeunes yi comme ci côté femmes yi ñu ngi leen di jaajëfal. merci beaucoup. Safi dama lay taxaw parce que wax nga fi léegi 50 groupements de Kër Massar yaatu na wax nga fi 250 jeunes yi nga xam ne ñu ngi fi te yeggaguñ ci programme yooyu jotaguñ ci te war a jaar si yow naka la ñuy def. waaw ñi nga xamante ni ñoo ngi fi ci GIE yi ñu ngi leen di wax ni aussi mën nañ ci bénéficier wu ñun dañ leen doon faciliter rek pour que ñu mën a ndax am na ñoo xamante ni tey xamuñu fan la ñu war a dem déposer ji ñun loolu lañ ci doon jouer rôle facilitateur boobu lañ ci doon jouer madame la ministre jàppale ñu ci bu baax a baax a baax kon ñu ngi wax ni bépp groupement boo xam ne bëgg na ci bénéficier wu rek te mënul dem inscrire yi boppam ci 3FPT su ñëwee ci ñun dinañ ko jàppale bu dem inscrire ñu poursuivre ko dossier bi ba formation mën a génn bu dee jeunesse bi aussi pareil ndax jeunes yi aussi ñun ñëpp ñoo leen inscrire woon muy 250 jeunes yoo xam ne mën nañ ni 150 yi wala plus commencé nañ seen formation. monsieur le ministre di sant président de la République Macky Sall ci tur kër Alaaji Paate di quartier Amadou Dia mi nam Gabbaan du Alaaji Paate Kër Massar yooyu ma taxaw ñi pour wax ak yéen ci doléance Alaaji Paate ndax daaw waxuma la Kër Massar waaye Sénégal gépp dégg nañu coonoy Alaaji Paate Sénégal gépp dégg nañu coonoy Alaaji Paate daaw bari ki démb rek am na jigéen boo xam ne dañu fa agressé foofu ñàkk courant ak ñàkk ndox muy xëy di wuti ndox xëy di doon démarché ñaar yëpp mu boole ko war a am ndox war a démarché ñu agressé bu tudd jàkk Alaaji Paate ñu daaneel ko foofu nangu la mu yoroon xaw ko ne nit ñi daw génn ay yuubu yi ma ne Alaaji Paate dafa indoone ba ñëpp tox dañ fa nar a def ay ñaari ñetti nit yëpp dañoo nar a tox bàyyi fi Alaaji Paate mu nekk ngar da fooy loolu Macky Sall mën na ko saafara nañ ci jàppale ñu gas canal yi bëgg la ñu foofu defal ñu tali defal ñu lamp yokkal ñu ndox mi wàññi ñu ndox mi yokkal ñu koy Alaaji Paate Alaaji Paate sonn nañu Alaaji Paate sonn nañu mooy 19 at bi Alaaji Paate boo wax benn at bi ma dëkk rek man mii na Gabbaan ci ANCAR
chef de quartier bi Amadou Dia ak Ousmane Alaaji Paate chef de village foofu laa dëkk waaye maa ngi comprendre 19 quartier yëpp li may wax Assane Fall xam na ko maire commune bi bala dëkk xam na ko ndox maa ngi ñuy bëgg a rey te nawet baa ngi ñëw dañuy jëlal ndox mi fa nawet woon daaw wala beneen bi egg ci ñu ngi nuyu madame la ministre di nuyu délégué de quartier yi fi teew di nuyu góor di nuyu jigéen di nuyu mag di nuyu ndaw pour gagner temps rek ñu bañ fi nekk di lim ñun daanaka la ñu waxoon di gor xawoon na mën a doy waaye tamit comme tey jii dañuy ñëwaat dañuy wax ni daal ku dolli ceexe dolli ñeex waaw moo tax rek ñu ñëwaat tey jii wax ngir yàlla ak suñu taxawaay ak suñu relation ak madame la ministre. madame la ministre ñu ngi koy gërëm di ko remercier ci initiative bi mu jël depuis démb bii ci guddi cadre yi nekk ci fii ci Kër Massar yëpp daje nañu jàngat ma wax ni bu fekkoon ni Kër Massar malade la bu feebar fii defal nañu ko bilan général bu nga xam ne bii lépp lu fi feebar xam nañu kon li ci des rek mooy maire yi nga xam ne ñoom la ñuy yaakaar ñu ñëw fii ci département bi ñooñu la ñuy yaakaar ñu faj askanu ñu fajal askan bi seeni soxla te loolu nag yaakaar nañ ci madame la ministre bii ndax loo ci wax dafa ko jëkki démb te tey ñëwul Pambule nga nii suuf tey ji boo jëkkoon ba tey ngay doog a def ay pexe nii mënuloo fi dajale lu toll nii da nga ko liggéey jëmb soog a ñëw fi ñu toll nag kenn ku nekk yaa nga dem di wuti nit waaye yow da nga ko wutoon da nga amoon démb da nga am relation bu rafet ak population bi ci bàjjenu gox yi ci délégué de quartier yi ci jigéen ñi ci imam yi bàyyiwuloo kenn jox nga ñëpp ci déglu nga ñëpp loolu moo tax soo wootee ñu wuyu la fii ñi fi teew ñëpp tey jii ku fi ñëw rek xam nañ ni yow boo wootee ñëpp ñu foog ñu wuyu la jamono yële ci gannaaw da nga def benn tournoi ñu defee tournoi bi délégué yi quartier yi def mobilisation ñëw la laa demee am ñu bind nii madame la ministre dafay corrompre délégué ci quartier dafa leen di jënd ma ne waaw délégué ci quartier bu fekkee dañuy jaay bu dee dañuy jaay moom am na xaalis sax nangu na ko ci def yéene na ko ci def na ko ci kon comme dañuy jaay looy sàggan ba ñu jël ci jëkk bu dee dañuy jaay délégué quartier bu dee dañuy jaay bu sàggan ba kenn jëkk la ci am na njëkk te nangu na ko cee def waaye délégué quartier yi lu leen di jënd du alal ngor te moom la ñu war daf ñu fekk fu nga xam ne fii ñu nekk ci ay jafe-jafe loolu wax nañu ko fu ñu taxaw dañu koy am ñu ko wax léegi fii 135 délégué nga jël nga enrôlé leen dugal leen ci mutuelle de santé ku feebar dem faju ji loolu ku ñu ko defal foog nga wax ko te yamul ci loolu jiitu la loolu koor bu ñëw mu andi ñu suukaru koor kenn ku nekk dañ la fekk fa nga nekk toog ak yow waxtaan ak yow jox la 10 kilos sucre yamul ci loolu Tabaski ñëw ku foog di ñaan vraiment poste de police bi commissariat bi ñu teel ko ubbi parce que vraiment Kër Massar sonn nañu kenn mënatul génn 20 heures ñëpp ñu ngi seen kër yi toog kenn ñemetul génn kenn ñemetul yónni sa doom loolu moom ñu koy ñaan ba pare nag lumière vraiment war nañu taal lumière yi Kër Massar quartier bu day ni kër Parcelles Assainies ñu ne assainissement mënuñu am yoon mënuñu am canalisation yu baax mënuñu am lumière vraiment loolu madame la ministre vraiment ngeen jàppale ñu si loolu bu baax a baax léegi nag di wax si affaire jeunesse bi vraiment emploi des jeunes ñun moom la ñuy jooy parce que bu ñu yeewoo dañuy xalaat njaboot bi ñi yëngi si buntu kër yi toog ñi bu ngoonee ñu ngay nekk si football ba di football te mënuñu dëkk si loolu vraiment ñu ngi lay ñaan emploi des jeunes yi vraiment nga jàppale ñu si suñu xale yi. jigéen ñi aussi ñu bari def nañu formation man sama zone laay wax fi ma nekk foofu laa mën a wax parce que def nañu formation yu dul jeex ay savon céréales am nañu diplôme lu mu nekk def nañ ko mais mënuñu mais accompagnement mësuñu ko am donc vraiment loolu aussi ñu ngi lay ñaan nga jàppale suñu jigéen ñi. projet DER bi aussi man orienté naa 104 personnes
nii plus de 2 mois ba léegi nii mënuñu am résultat ngeen bàyyi ñu xel si loolu man si quartier man bu ma dëkk laa wax te bokk la ñi si des parce que ñi si des dinañ waxal seen quartier ndax si lañu bokk parce que dugaloon nañu foofu si seen loxo mais bi ñu ñuy wax aussi dama siy dugal leen rek emploi des jeunes yi il faut que le président de la République aussi ñi nga xam ne dem nañu retraite ñu céder la place bàyyi la jeunesse ñu liggéey tant que génn ñu foofu xale yi ñu mën a dugg te xale yi jàng nañu am seen diplôme tout en stage la ñuy nekk suba ak ngoon bu ñu paree contrat 1 an 2 ans ñu toogaat seen kër baax du nuyu téléspectateur waa DA-TV di leen gërëm bu baax di leen sant ci liggéey bu Sadio bi nga xamante ne yéen a ngi koy def ci dëkk bi parce que bii c'est pas la première fois. bu am solo la boo ma laajee bi dafa mel ni lan la ci Assome Diatta jublu ku dem Assome Diatta dafay nit koo xamante ne dafa juddoo dafa nekk Kër Massar di fi liggéey bu am solo ñu nekk dëkk boo xam ne dañ commune boo xam ne dañ ko départementalisé en tant que actrice de développement en tant que ministre de la République mu xam ne liggéey bu am solo mu ngi koy xaar mais mu ngi xaar aussi ñi nga xamante ne ñoo topp ci ginnaawam mu daal di dajale tous les acteurs de développement depuis démb dajale encore ñi nga xamante ne ñooy chef de quartier yi bàjjanu gox yi ak jeunes yi pour interroger leen sur comment et quel est le Kër Massar de demain donc muy un cahier de doléances boo xam ne moom moo ko dajale pour donc au sortir de cette grande assemblée ñu xool nan la ñuy def vraiment jublu ci développement Kër Massar. école yi comment ñu ngi lay nuyu. ça va sant ñu ngi lay fay. tur bi. c'est Mamadou Kharim Kane. mën nañ xam difficulté école bi lan ak lan ngeen xaar ci madame la ministre. waaw ñun boo xoolee suñu école bi depuis ba mu fi nekkee ba tey am na ay salles yi nga xamante ne ni c'était désigné pour des laboratoires mais dañ ko mujjee transformé en classe parce que ce qui s'explique par que nous n'avons pas des matériels équipement bi war pour ñu am laboratoire ni microscope même des fioles sax on l'a pas encore vu voilà c'est ça. léegi loolu mooy seen jooy ci madame la ministre est-ce que wax ngeen ko mu dégg ko en personne. non jusqu'à présent jotaguñu egg ci biir mais déjà kii nañ pour que gars yi jël ñu pour ñu dem wax suñu doléance mais aussi tamit dañuy plaider ci beneen côté muy machine photocopieuse parce que boo xoolee sax même machine photocopieuse supposons benn élève buy jógee ba benn Brac wala Malika yor benn 500 francs boo xam ne ci la war a ndékki war cee paas nga ñëw tamit ñu jox la photocopie yu lu mat 200 francs nga war ko photocopier boo paree da ngay obligé boo ñibbi nga dox nekk ci yeneen difficulté yi yooyu tamit bëggoon nañ ñu jàppale ñu ci trop. ak tamit suñu école bi dafa jege mbëbës de trop ñun tamit bëggoon nañ tamit mbëbës bi ñu xool nuñ ko fiy jëleewee. seen taxawaay ci askan bi wax dëgg yàlla yéen a ngi may occasion askan yi ku ci am sa loo bëgg a wax rek nga mën ko jàllale ci presse bi loolu ñu ngi leen ciy remercier bu baax a baax di xaar seen question lu ngeen ñu ci kii rek ñu tontu ko. Pape mën nañu xam difficulté délégué de quartier yi nga soumettre madame la ministre. waaw li ñu ko soumettre moom xam naa moom wax dëgg yàlla yàgg na xam problème mu délégué de quartier te tamit dëgg yàlla loxo mi ngi ci boobu ba léegi
bon délégué quartier seen jafe-jafe mooy jafe-jafe askan bi d'abord. jafe-jafe askan bi mooy jafe-jafe délégué parce que délégué ñoo représenté askan bi lépp lu jafe-jafe askan bi rek jafe-jafe délégué la waaye délégué dañu am seen jafe-jafe yoo xam ne ñoom seen jafe-jafe bopp la mu jëm ci wàllu indemnité parce que délégué quartier ak li muy daj lépp mais amuñu benn indemnité amuñu dara loo xam ne lii vraiment crédit téléphone sax mënuñu ko am sa drapeau sax boo yàqoo yaa koy jëndal sa bopp vraiment loolu muy jafe-jafe boo xam ne bii ngay sonn ci askan bi te yow amul dara lu mën a jegewaat ci ñi nga xam ne ñoo tax ngay sonn di dellusiwaat ci yow da nga koy def bonne volonté rek vraiment loolu ay métti la parce que amu ci délégué yi amuñu indemnité amuñu dara waaw parce que boo xoolee wax naa ko def naa ni presse bi bari wax naa ko fi boo gisee Kër Massar sur 140 délégués wala 135 yu officiel te 17 personnes ñoo fi fayee ko actuellement nii ñi si des ñëpp amuñu commencé par moi mii en tant que président amuma indemnité te depuis 2001 maa ngi ci 20 ans yoo nga xam ni maa ngi nekk délégué te am na ñoo xam ne fi laa leen fekk ñoo ma jiitu ci délégué xam nga loolu injustice la métti na kuy du liggéey te doo fayeeku waaw benn yi nga xam ne ñu ngi fayeeku ci suñu biir sax dañuy am gêne ndax dafa métti nu bokkandoo ci benn tool di xëy bu ñu wàccee ñu ni ñii ñooy añ mais ñii ñoom duñu añ loolu nag moom lu métti la moo tax bi ñu déggee président déclaré ca Fouta wax ni chef de village yëpp dañ leen di fay donc ñun jàpp nañ ne loolu xam naa daf ko wax rek mais yaakaar naa ni mënul bàyyi délégué de quartier gannaaw ndax defoon na décret boo xam ne bi depuis 2015 xaw ma yàgg na te boobu ba léegi décret boobu kenn appliqué wu ko certes am na ay communes yu ko appliqué yoo xam ne ñi ngi fay seen i délégué waaye 80% defuñu ko rawatina nag fii Kër Massar ñun wax dëgg yàlla délégué quartier yi amuñu benn indemnité te loolu dox nañ ci guddi dox nañ ci bëccëg lépp luñ ci war a def nañu ko luñ ci war a wax nañu ko mais malheureusement mënul sotti parce que maire dafa wax ni budget bi attanul indemnité délégué yi léegi nag comme attanu ko dañuy wax ni jafe-jafe moom mënul ñàkk waaye li ci am solo mooy bu fekkee mënuñu ko faj nañu ko jox président moom mi nga xam ne moom mooy kilifa gi moom mu wutal ñu solution parce que mënuñu toog nii rek di continuer di dem ak jafe-jafe yooyu te kenn duñu wutal solution su fekkee ne mairie bi attunu ko moom nañu wutal solution seet naka lay def ba délégué yi fayee ko seen indemnité loolu lu 50 000 francs du dara waaye au moins mën na jar crédit téléphone yow 24 heures sur 24 heure bu ne dañ la koy yee léeg-léeg da ngay tëdd bu guddi ñëw yee la ne la kii dañu ko for fii wala kii dafa feebar ma nga fale c'est obligé nga jóg waaw fu ñu léeg-léeg ñu ne am na sàcc bu ñu jàppee ñu bala ñu koy rey yow foog nga jóg jëm woo gendarmerie jëm ko protéger risques yi dafa bare tey li yelloon ci délégué de quartier bu doon suñu sagu ñu xoolaat suñu esthétique ñu xoolaat ko ñu fexe ba su fekkee ni maanaam communes yi dañuy attanul délégué ñu yóbbu ñu ci ministre de l'intérieur. conférence de presse bi madame le ministre maye woon ñu nekk ak nag laal yoon madame Mbaye ñu ngi la nuyu yaay booy. ngay maa ngi leen di fay sama doomu bopp yi. mën nañ xam say tànk sa tànk yi la andi fii tey si ko. samay tànk yi ma indi fii dëgg yàlla maa ngi sant yàlla bu baax di julli ci yonante bi di sant sama ñaari waajur di sant nag sama xale yi ma toogoon ba mer ba toog ba ñu seetaat ba xam sama liggéey ba yërëm ma ba yëkkatiwaat ma boole ma ministre bi madame la ministre ñu boole ma ak moom ndax man dama bàyyi woon politique ndax kuy politique ñaar fukki at ak juróom te gisoo si sa bopp mosoo cee gis sa bopp dëkk ba nga dëkk di ci doxal di dox say yëf di liggéey di jàppale nit ñi te ku toog fàttali ma toog nag jàpp yàlla samay doom ñoo toog ba mere ma ni ma bàyyil politique waaye xale yi ñoo toogaan ni may yaay gis nañ sa tànk gis nañ sa taxawaay ni nga mel ak li nga fi liggéey kon ñun de seetaan nga toog am na suñu ministre bu baax te mi ngi suqali Macky Sall da koo jox ni ko na seet ñi sonn te xamuñu seen gën na mu jox leen jàppale leen ñu xool ñu mën a saytu looloo ma indiwaat ci lii waaye man bàyyiwaat naa politique. ñu bëgg xam yan difficulté nga bëgg soumettre madame la ministre mu dégg la à travers nos chaînes. ah tànk yi mu jox de su fekkee nii continuer ko dinañ sant yàlla bu baax parce que jigéen la ñuy jigéen te jigéen moo xam coono jigéenam. parce que jigéen moo xam fii métti parce que jigéen bu nekk jaar nga si ñur doom jaar nga si ni ngay téye sa njaboot tànk ni ngay jàppale sa njaboot comme noonu xam na jigéen
président Macky Sall indi ko fii ni ko doxalal jigéen ñi waaye yaakaar naa fii métti si jigéen ñi war na koo xam moo tax ma yëkkati sama tànk li ma fi naqari ak li ma xam ci sama gox dëkk Daaru Misel taxawal fi quartier Cheikh Ndaw gis fa li fa nekk te ku fi fal ñoo la fal maire bi fi taxaw ñoo la taxawul te ku ci falu boo paree fàtte nga ñu gisoo ñu looloo tax ñu ñëw di ko jox suñuy doléance pour di ñu jàppale suñuy doom ñu mën koo téye jàppale Macky Sall lii moo ñu fi indi. mën nga wax ci jafe-jafe yi Daaru Misel di dund. am fa gaay su ma ko doon wax fii ba suba duma pare. wax ma ci ñaar rek. ñaar laa la ci man ndox mi bu ñëwee kenn du am foo génn benn suñu doom yaa nga taxaw kenn liggéeyul kenn amu ca dara te ñooy wate di ñooy ànd ak nit ñi man xool loolu sax metti ma waaye bu ma jógee Kër Massar ba ñëw taxaw si essence Kër Massar bii ma jur doom ma gis suñu doom yi taxaw di wut lu ñu am sàcc ñu fenn ñu daan seen doole foofu rek képp ku jur doom ëmb juróom-ñeenti weer sa yaram war naa daw ci croisement Kër Massar ñun xale yëpp loolu laa gën a yërëm ci Kër Massar te loolu képp kuy def ba jàppale xale yàlla dina la jàppale parce que ay xale yoo xam ne xale yu am jom lañu taxaw gàddu seen peel parce que yaay taxaw sa yaay ni ko yaay may ma 100 francs ma ndékki wala yaay may ma paas dafa métti loolu yërëm seen yaay wala defal seen yaay yi amuñu ko ñoo tax ñuy daan seen doole fee kon madame la ministre bu xoolee loolu xool ñu ay xale yu tuuti ku mel ni Soxna Diallo toog ànd ak moom yàlla boole koog moom ak Babacar Ndiaye mii nga xam ni ñoo dëkk mu xool man yaay ba ma daree politique ba léegi maa ngi toog mu ni yaay jugal ñu taxaw jàppale la nga dem ci ministre bi nga génnee nit ñi parce que yaa moom maire ñun ñoo moom xale yi dinañ la jàppale nga taxawu ci Daaru Misel ndax ma fa la ëppee yoon amuñu ko gis nga tali karo yooyu ñu def suñu buntu kër goo taxaw doo mën a génn ndax ndox mi yaa ngi koy tuur sa bëtt kenn ku ne yaa ngi rool sa moroomu jullit ci ndox bi parce que boo ko sottee day dugg ci ndoxu jëmal xuloo guddi xuloo bëccëg te amoo doo ko naan doo ko def lan kon bañ leen watelee boobu la ñu gis bandi yaa nga fa amuñu lamp amuñu ndox buñ ko tuur suñu xale yi liggéey ñu jàkk ja la fa war a am dañu ko may ci biir beet amul kenn ku taxaw ni lii maa ko fa def. mën nañ xam sa taxawaay fi ak sa tànk yi tax nga ñëw fi. waaw ñun de dañoo dëkk Kër Massar macha allah Parcelles Assainies Kër Massar unité 13 nekk bàjjenu gox macha allah asam ñëw fas yéene jàppale waa Kër Massar woo ñu tey fii ñu ñëw wuy si ko loolu moo fi suñu teewaay tey. yan doléance nga ko soumettre. doléance su Kër Massar moom bari na tey jii buñ ko doon lim du jeex mais nag am na ci yoo xam ne nii moom moo ci gën a essentiel déjà problème inondation moom depuis 2006 ñu ngi koy dund bu inondation di jàllee problème mu éclairage public ñu ngi koy dund insécurité ñu ngi koy dund emploi des jeunes ñu ngi koy dund ba ci bàjjenu gox gi nga xam ne récemment dañ ñu ko fal macha allah ñu ngi sant yàlla nag ndax nee naa leen ba ñu juddoo ba tey ñu ngi lekk ñu ngi naan ñu ngi faj suñu soxla mais nag lépp loo gis ba max da cee baax ndax bañ ciy dugg dañ ne bénévolat c'est bien vrai te dañuy liggéey pour suñu askan ndax ñi ñuy jàppale suñu ay cas sociaux lañu ak suñu njaboot mais nag nit boo nekkee ci dara vraiment di ca def effort nga représenté état nga nekk ak moom ca gox ba lu mu gàtt gàtt war na am lu mu jëflanteeg yow te loolu yëpp amut waaw te nag bépp bàjjenu gox bu nekk biir Sénégal gii laay wax sama yaram lay jàppale.